boo lekkee ba suur war ngaa gërëm ñi dugg ci waañ wa tàng na. asalaamaaleykum am nañ mbégte wala boog amati nañu mbégte bu baax a baax jàkkaarloo waat ak yéen ci li nga xam ne mooy seen émission bi ngeen bëggal seen bopp muy bernde bernde nag dañ leen di fàttali rek ne saa su nekk dañuy dem ci kër ñi nga xamante ne yéen a leen sopp muy ñuy yëngu nag ci wàllu bu mën ci doon muy góor di jigéen ngir ñu wan ñu seen ay talent culinaire ndax mën nañu togg lan la ñu mën a togg naka la ñuy toggee naka la ñuy taajee bu ñu toggee ba taaj ndax dina méngoo ak li nga xamante ne moom la ñu tàmm di gis Sénégal am déet daf koy gën daf koy yées lépp dinañ ko xam tey ndax ki ñu fekk si Sénégal yëpp a ko bokk sopp en tout cas majorité bi mu nekk koo xamante ni ràññee nañ ko ci petit écran bi mais tour bi ma leen di wax xam naa du nekk tour bu commun bu ngeen di tàmm di dégg mais damay garder suspense bi quand même ba ñu dugg ci biir ñu découvrir ensemble wala boog ngeen découvrir ki nga xam ne moo nekk suñu invité ndey tey plutôt ci biir bernde la ñu wax ba tax na dañ ci ànd ak ay partenaires yooyu di ngeen leen gis kenn ku ci nekk itam mu ñëw indi ay baax-baaxam ñu door a nag waxtaan ak suñu gan doog a doxantu dem marché togg taaj fas yéene leen berndeel léegi lay doon. waxoon nañ leen ko bernde saa su nekk day dem ci ñi nga xam ne yéen a leen taamul seen bopp bëgg leen ci li ñuy liggéey mais aussi Sénégal ràññee leen bu baax a baax ci li nga xam ne mooy seen activité professionnelle wala rek ñu siiw ci beneen fànn mais en tout cas yéenay def seen choix ñun ñu fexe indil leen seen ay célébrité si biir li nga xam ne mooy bernde ngir nag xool ndax mën nañoo togg am déet wax naa leen ko bi ñuy door léegi ne leen tey ki ñu invité xëy na tur bi mën na leen indil ay jiixi jaaxal ñoom seen ngeen di laajtewu kan la mais suñ leen wanee kanam bi di ngeen xam ne ku ngeen bëgg la ci réew mi ku nekk sujet à polémique la ci réew mi mais tey aspect beneen moo ñu indi ci biir këram dañu fas yéene xool ndax li nga xam ne dafa jigéenu Sénégal daf ko baaxoo muy wàllum saf loxo wàllum xam ingrédient ban moo baax ci ban togg wàllum daal togg tax dañoo bëgg lekk ñun fii ci miin réew rawatina sunu ay góor est-ce que Halima mën na togg question boobu laa koy nuyoo foog naa ne nuyu naa la. fay naa la. yaa ngi si jàmm bu baax may nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan yi fi nekk ak ñi fi nekkul ñëpp ma lay tontu rek ci wàllum togg. waaw togg aar la. waaw te man artiste la. waaw ma am yaay joo xam ne kuddu ci noir dafa damm ci loxoom. waaw mu jox ma ko. léegi nag moom mu jox la ko loolu nga wax. voilà mu jox la ko. voilà mais en général vous n'avez pas le temps. hein vous n'avez pas le temps di ngeen am jot. waa on n'a pas le temps mais saa yu ma amee temps rek man maa ngi dugg ci waañ bi. parce que du togg rek moo man neex mais c'est surtout c'est de l'art pour moi. D'accord. De préparer à manger et de se servir. D'accord. boo seetloo bu baax yàq bi sax day am nu muy demee xam nga. ni ngay tegee ingrédients yi plate bi nga koy servir tey boo demoon Maroc buñ la yàkkalee ci benn tagine yow déjà tagine bi rek jox na la appétit. waaw bokkul ak lii te da nga am ay origine marocaine. exactement comme ni ko sénégalais yu bëri xamee. ci ñaar yëpp nag mën naa toggu Maroc ak bu Sénégal. ak bu Sénégal waaw. yokk ci sax cuisine française italienne. non mën naa gëm sax nga mën ay ceebu jën ay ñoom maafe yooyu mais xam naa ne suppu kànja moom doo ko kii doo ci ay. yow de xam nga la moo métti. c'est que tey jot bi moo ñu dul may. moo tax ma ne benn plat la ñu war a togg. waaw moo tax ma ne yaasa jën laay def. te yaasa bu doot laay def. mais yaasa jën dafa am bëri façon nag. bul foog ne dañ la ko xeebal de yaasa jën. sama bos métissage lay doon métissage même. waaw métis lay doon waaw. métissage fan ak fan. Maroc ak Sénégal. alors yaasa jën métissé Maroc Sénégal. yaasa métis lay doon. yaasa métis moom tey lañ koy njëkk a lekk bon en tout cas ni mu
eeru jonge boobu ma sentir ci togg bi yooyu ni mu ko waxee man gëm naa ne dinaa lekk lu neex mais de toute façon loolu dinañ ko découvrir ci dinaa la kanam bett. balaa loolu dañuy jug daal di doxantu ba marché dugg marché xool waa sa nduggin xool li manqué yëpp. ah ñu jënd ko ñëw toog. daal di ñëw togg waaw dégg ngeen ni leen wax ñu def jënd ko suñu ñëw tablier togg bu baax xam nga. daal di togg dugg waañ waa. man de tiitagum naa xaw ma nag yéen léegi dañu daal di dem marché daal di ndugg suñu yaasa jën métissé daal di ñëw tàgg. jeex na tàgg ayca.
Salam alaikum. Comment vous allez? Bien, merci. C'est la compagnie agricole de Saint-Louis du Sénégal. Nous ñëw tey andil suñu riz parfum jasmin bi pour sa berne bi. Ah, ëpp na. Direct. J'espère que dañ ci def ay plats yu neex. Neex na togg, gaaw na ñox. Tu peux faire ça avec tous les plats. Lu ma neex daal. Lu la neex ngay def. mën naa ko ñaari cin. Bu xonk bu weex. Maafe yaay xool gaaw na ñox aussi. Ba c'est bëggul trop digeste. Moo bëggul ndox bu bari. Jeex na kii mooy sama ceeb kon. Adopté ko dégg nga. Ok, d'accord. Bii mooy bu familial bi. Bii nag laa soxla. Bii nga soxla moo lay arrangé. Voilà. Jëlal lépp. Njaboot bi. Lépp ci berne bi. Lii moo ci baax. Merci beaucoup. Entrez. Gis nga nag ingrédient bii rek moo ma manqué woon comme ça ma dugg ko waay. Ah, merci beaucoup. alors Halima dem nañu marché gis naa sa jaag-jaag ci marché bi loolu mais après laa ci ñëw dugg marché ma gis nag man ndugg yu bëri yu ma ci intrigué mais comme da ngay def ñu gis. du ma dugg trop sori ci laaj bi dama lay bàyyi rek nga présenté ñu yan produit nga jënd ak lu tax choix wu produit la nga ci fas yéene def. Voilà comme ni ma ko doon waxee rek yaa sa métis laay togg. métis le mot métis tey lay am son sens. ayca yaa sa métis laay togg. waaw gis nga ko dem nañ marché dugg nañ dugg bu rafet sama soble. waaw samay persil. kànja ma gis nga pour jënd bisaab bi deux persil. waaw c'est-à-dire normal bi ñu ci xam. waaw ak persil chinois ak persil chinois bi. lu tax day tax rek mu gën a am goût. day yokk goût. waaw day gën a yokk goût. waaw te persil chinois xam nañ ko ci plat yu bëri moom waaw. élément essentiel la ci plat. dëgg la. ma jënd kànja waaw pour riz sama bisaab parce que yaas moom balaa neex ànd ak bisaab. waaw carotte pour waaw. sama macédoine gis nga ma def sama vert jaune rouge. waaw ñu dugal oignon yi. dugal Sénégal bi. waaw rouge bi mu représenté Maroc bi ak tuuti vert bi. waaw ba ci biir sama oignon vert paañ paañ bu dijj bi. paañ bu dijj bi. crevette bu wow la je pense. crevette séchée. waaw kaane bu sew poobar nag taamu naa ci bu doom bi. lu tax. waaw parce que moo gën a am goût boo koy. moo gën a am dëbb goût ça que- ressort plus de goût que poudre bi. que poudre bi. waaw d'accord. laaj citron crevette moutarde. waaw olive royal Sénégal waaw suñu partenaire Sénégal. ceeb huile j'adore tamit ñëw. huile j'adore ma taamu ci bu sew bi waaw ceeb bu sew bi. ceeb bu sew bi d'accord. ak tamit Ak boo suñu añee ko boole ci baaw ndox naa. waaw am na solo mais man li ma bëgg a comprendre Xorom. mooy xorom li nga xam ne mënul ñàkk ci dara. Mënul am na ñàkk. ñoo xam ne sax sikk giñ sikk tax na xorom laa leen di woowee. alors dafa yàgg nag ma gis nga def crevette bu wow. def crevette bu tooy. oui mooy xaw a sentir ñoom pay la mais bi nga ne yaa sa métis tamit. fi mu ne nii foo ko yóbbu rek jéggi na frontière yëpp damay ragal am ay problème après. non doo am benn C'est-à-dire, problème émission bi jàll nit yi ma Au wane te ngay contraire. toog yaa sa métis. ay Ndax bind nga dinañ la recette. ko laaj dinañ la Ah. ko laaj man sax est-ce que duñ ma oo ci suuf di ma ko laaj yaa sa métis la ñuy togg tey yekkal ko nag sama benn doomu ndey bu tudd Moussa waaw moom après xam naa ci kanam tuuti mu ngi ñëw moom mooy nekk ki nga xam ne moom ngay berndeel tey. moom lay bendel tey loolu dina am maanaa mais comme dañu ànd ak ay partenaires. mu am ñett ci ñoom ñoo xamante ne nii nekk nañ fi. Ouais. ñu nekk doon xaar kenn est-ce que duñ leen séentu xool ba xam. waa tamit ñu parce toll que ñoom élément tamit. essentiel bi mooy jën bi waaw parce que yaasa moom soit ginaar baa koy yor. mbaa mbaa yàpp mu bu doon duuf dibi ba, mbaa jën wala bi. mu doon jën bi tey nga waaw. choisir jën bi. jën bi daal laa choisir parce que ma bàyyi période la ñu tàngaay seetlu. lañ nekk Waaw. bëgg naa lu soft lu gis naa ne sa ànd ak moom temps. bari na tamit de. waa dafa mel ni yow say togg day danse de. daay di dinaa yow xoolal gunge ma rek yow
nii laa lay gunge. gunge ma rek. ma bàyyi la nga dem mel ni vague rek. sa quatrième partenaire daal di ñu ñëw léegi. Ok. ayca. salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw Halima. na ngeen def. ça va bien na nga def. ça va. alhamdulilah. alhamdulilah. ñu la waa Seen Ndawal. commande bi nga commandé woon. sama jën yi moom lañ lay indil. ah gis nga. waaw dara. yii yaa sama tis lay doon. xanaa da ngay toog añ. non bàyyi ma daw rek bàyyi ma daw. da ngaa toog. bàyyi ma daw rek bàyyi ma insister. dina yoon mooy dàq. naka waaye ne ko def nañ ko lépp. da waas ngeen ko. waaw maanaam damay ñëw rek teg. da nga ñëw rek dugal si jën bi. jeex na. amaal na surprise bi ñu la defal si biir tamit. bilaay. waaw mu ngi si biir. ah di nga gis. merci beaucoup. ok merci. ok. à la prochaine. bye. alors sa ndawal dafa mel ni ñëw na. gis nga. ñu daal di lay ñëw. indil jën. ma xool nee na ma am na surprise surprise de. ci biir. ayca ñu xool ko. waa tablier nag da ciy baax. booy togg xam nga nii bañ a yéen taxal yéen sa xale yu moderne yi comme on dit. Waa. seen togg il faut mu am tablier. Tablier. on va mettre là pour mieux voir. jën baa ngi noonu. jën bee nekk nii. waa seen ndawal indi ko. li ma neex mais ci est-ce ñoom que nag jën bi nga nee tàmm di nañ defee par exemple yaa sax. waa bii moo ci gën. ok bii moo ci gën te li ma ci gën a neex mooy waas nañ ko ba pare mooy maanaam damay ñëw rek sax raxas. jigéen bañ waas. non waas dafa compliqué xanaa xamoo ne man ñaar raxas ndab ak waas. raxas ndab mel. waa nga raxas ndab jël na temps mais pourtant raxas ndab compliqué non wu. yii raxas ndab ak mën naa bale mën naa fobeere lépp ba ci raxas ndab ak waas. nga wut ko ko ànduñu tay ci. le voilà far ñu ànduñu waasal la ko ba mu set. ñu waasal ma. waaw yomb na lii nga war a utiliser tey pour suñu yaasa. waa pour ne pas perdre trop de temps. surtout que ñi xiif te yëf yi commencé gul dafa bëri dañu daal di rek fas yéene dugg si waaj bi. jeex na tàkk. man nag du ma la gunge dama lay bàyyi damaa bëgg yaa nit ñi xam ngi laa xoolal melal ndax ni kuy mën nga wala patowu mënoo. melal ni kuy patowu yow. ayca.
mangoog. say mbir dara yomb ci. say mbir yombul. li tubaab bi naan facilité daal bëggoo ko. yaa sa métissé ngay def. yaa sa métis. métissage moom foog naa ne moom nee na fàng kenn jeexu ko instant bii. maye na boppam daal. mais sa xeetu métissage tamit yi man xaw ma woon ne niñ lay séenee noonu nga mel sa jikko la nekkete. laay léegi la waa xam nga tamit nit ñi Marème Dial lañ gën a miin wala sama yeneen personnage yi. waaw mais derrière y a une personne. oui. am na nit. une personne buy dund. bu soriwul personnage yooyu de une personne très féroce. très féroce. gis nañ ko ci marché bi gis nañ ko même ci ni ngay accueillir partenaires yi sax day feeñ que ni am pànk lañ ko seqal. waa am na Marème ci xalima la jógee donc c'est vrai que am naa ay yenn xeetu Marème mais féroce moom man comme Marème ba léegi dama ji Marème un peu moins féroce quoi. non non waa que Marème. waaw ça reste à être prouvé parce que man yi ma gis noonu nii après mooy jur férocité yeneen yi rek. lii moo sa gën a présentation plat. lii moo gën a tuuti ci li may def yow nee naa da nga fekk bés boo xam ne jot amul mais couscous royal laa la bëggoon defaral. mais lii nga def nii mu gën a tuuti ci li ngay def nii. rek mi ngi nekk di wàccee nii kër gi nii ba zéro. te yow mais au-delà même de ça lekk gu ma de. mais xam nga dañ ne présentation plat. waaw dafa am fu muy yóbbu déjà ki nga xam ne sax xiiful waxantuma laa ki xiif. moo tax ma ne la c'est de l'art. oui. togg balaa neex yàq bi rafet. waaw te foog naa ne artiste gi nga doon ci côté boobu. am na looñ ci wan en tout cas présentation bi macha allah ñamaguñu nag. merci mais même si côté togg bi parce que foofu laa bëgg ñu njëkk a ñëw bala ñu yegg si ñam bi ak yooyu. même si façon bi ngay toggee. dama ci gis man loo xamante ni gisatuñ ko ci xale yu jigéen ñi. jël soble xool li. parce que ñi ngi bañ seen loxo yi xeeñ. waaw trancher sa bopp. jël bëjëg riic. jël jën bi settali defar ay affaire mais yi nga def noonu yëpp xale jigéen nañ ko bàyyi en fait. waa technologie bi nag plus on perd du temps plus on crée de nouvelles technologies pour ñu mën jàppale. mais comme ni ko tubaab bi waxee rek c'est dans les vieilles marmites qu'on fait de bonnes sauces donc ñu ñëwaat ci gën bi xolli bi yooyu noonu yëpp day am lien ak togg bi maanaam ça vient de l'intérieur. vieille marmite boobu nga tudd fa la ñuy dem. c'est-à-dire kan moo jàngal Halima togg. depuis kañ déjà nga commencé togg à partir de ban âge nga commencé togg. déjà maa ngi fàttaleeku 8-9 ans. dinaa dëbb dinaa dem indi roof bi ci frigo bi daanoon naa am ay notion mais c'est à partir de 12-13 ans la nga commencé dugg carrément ci waañ bi. waaw bon ay plat yu ndaw laa doon def. nga doon toggoon. genre ay crêpes. waaw ay yu nga xam ne xale en général moom la ñuy omelette bëgg omelette yu baax. yooyu exactement ñànkatang bi dinaa xolli dinaa dëbb. mais daal c'est à partir de 15 ans la. miin waañ ci nga gën a miin waañ. waaw sa yaay moo la jàngal togg. sama yaay moo ma jàngal togg. sa yaay kese moo la jàngal togg. waaw sama yaay kese. daaw bon daan naa dem vacances samay tante te li gën a neex mooy kër goo dem di nga gis beneen façon. ni ñuy xollee ni ñuy daggee ni ñuy dëbbee donc à chaque fois ci sa expérience dafa am looy dolli xam nga tey. omelette mën nga jël ñaari nen toj ko mais boo ci yokkee soble def ci tomate def ci ay ñoom jinjeer ay affaires yu sewaan yooyu mu daal di am beneen goût exactement d'accord noonu la rek léegi yow sa touche personnelle parce que xam nga yenn saa yi sa yaay toggal jàngale ni ñuy toggee plus ngay màgg plus nga gis mère di la reprocher dara par exemple am na ñoo xam ne buñ leen tibbalee ceeb wala ñu indil leen dugg mi foog ñu wut nu ñu sàccee dem wut luñ ci yokk am ñeneen ñoo xamante ne dañuy wut seen benn pot wàññi ko yoofu la ñuy xamee ku xër ku ngott ak yeneen mais day am daal particularité boo xam ne day nekk ci jigéen bu nekk par rapport ak nu muy toggee boo doon wax sa bos ban lay doon. waa man j'aime beaucoup le naturel par exemple poivre du ma jënd mukk poudre bi. waaw grain bi laay jënd parce que je préfère dëbb ko mu jox ma beneen. goût naturel bi voilà sinon épices yi aussi j'aime beaucoup comme ay céleri gingembre. mais buñ nee épices da wax Maroc. Maroc waa dugg nañ fa Maroc wax Halima foofu noonu. forcément day ñëw. voilà
sama yaay boo duggee wàññam da ngay foog ne scientifique la parce que nii la rangale épices yi. nii la rangale bouteille Sénégal fii bu jaune beeg bu vert beeg bu moom daal am na épice yëpp bu lay nekk. rangale mais ñun suñu souci en tout cas majeur bi jigéen yu bëri di rencontré ba tax du ñu mën a xëy na détaché wu yenn bouillon yi wala yooyu mooy du ñu xam ban épice moo ànd ak ban plat. Exactement. par exemple ceebu jën di nga gis koo xamante ne nii boo ko ne bu ci def tel kii rek day am problème. dana naan xamul lu mu ci war a def pour mu saf à part xorom du ñu xam lan est-ce que mën nga ñu jox quelques exemples yoo xamante ne mën na aider peut-être yenn femmes yi ñu xam par exemple lu mel ni ceebu jën ban épice lañ ko mën a booleel mu am goût bu ceebu jën vrai bi ñuy faral di lekk wala yeneen plat sénégalais. waaw par exemple man su may dëbb sama roofu ceebu jën dama ci def gingembre. d'accord. Poivre grain bi ak persil céleri damay jël tout type de persil ak oignon vert. ok donc dinaa ci def herbe yu bëri pour mu joxe benn goût. mu génnee goût waaw bi lu mu gën a naturel rek. nga jël. waaw dafa am benn plat boo xamante ne ni góor ñi dañ ko bañ. Domada bëri dañ ko bañ. waaw ñu gis dernièrement même si TikTok yeeg yëpp ñëpp moom la ñuy tooñee. ndax léegi naa jigéen ñi dañu bëgg domada ba xew yi sax léegi dañuy bëgg di ci togg ay domada njogonal ak affaire yooyu. pourtant nag man est-ce que plat bu yéen ma dañ ko neex def? la. domada. waa domada pas mu far na kii na léger neex noonu bi waa oyof daal. ak ay boulettes nii ça passe ça. ah bu poulet bi nga préféré. waaw bu boulette bi en plus. lu tax nga bëgg jën. waa jën man moo ma gënal fuuf viande rouge pourquoi. parce que moo gën a sain moo gën a am vitamine que viande rouge. bi. Ouais. Viande rouge mën na nekk sax cause yenn feebar yi. comme cancer comme ballonnement et plein d'autres choses donc. d'accord Ouais. boo xëyee le matin il faut ñu xam vraiment say habitudes alimentaires. tamit bëri na ñoo xamante ñi ngi seetaan kii dafa rafet teewam bi dafa rafet kii lu mu war lekk lan moo ko war a neex boo xëyee le matin lan ngay faral di ndekkee. Fruit dama bëgg mandarine nag. ok sama saak foo ko ubbi di nga fekk soit xollitu mandarine wala mandarine. en tout cas daal na am vitamine C bu doy. voilà le matin. exactement matin bi. doo jël lu soit chaud jus pamplemousse waa si dinaa jël thé. d'accord dinaa jël thé après ba heure añ yooyu noonu mën naa jël pomme banane mais matin bi daal fruit Fruit ngay lay gën a- naan ak jus. est-ce que bëri na naturel. looy lekk ceeb. ceeb wala fast food en fait ban nga ci gën a. di non di fast di food lekk nag showuma ci. showoo ci. mais li may faral di lekk ceeb bëriwul parce que sama yaay day varié tey bu defee plat marocain suba mu def ceeb. sa yaay bëggul ko mu kii adopté wala yooyu. si ñëwal sax man damaa manqué sœur temps yi. maman nuyu naa la alors yaasa bi ñu dellusiwaat ci yaasa bi. parce que comme Berndeel dañu baaxoo di dalal ay gan. mais aussi gan yooyu dañuy indi ñi nga xamante ne ni ñoom la ñu bëgg Berndeel. tey xasaan ba léegi ñu ngi wax ni ñuy xool xam ñu ngi xool ne ba qu'est-ce qu'elle raconte comme ça nga choisir kenn koo xamante ne nii ñàkkul ne sori na ci sa xol ba tax nga jël décision ne moom ngay berndeel dama lay bàyyi nga wax ñu kan ngay berndeel ak lu waral choix boobu. waa sama doomu ndey Moussa laa ko berneel parce que Moussa dafa sis ci man daf may yëg ba bu toogee semaine dégguma daf may oo nemmeek ku ma te xam naa ne ku ma bëgg la yàlla daf ñu liggéey muy acteur liggéey nañ ci projet yu bëri comme sëy bi 2.0 ak yeneen yoo xam ne bon peut-être jotu la génn mais li ma gën a neex ci moom mooy yaroom intelligence am son dévouement ak li ñu doon ay xarit. D'accord. En général les personnes calmes seen ay xarit souvent góor la ñuy nekk. waaw. J'ai remarqué hein ci journée bi ñu passé nii rek que t'étais pas mélone en tout cas Khadijatou Boy. Donc tu es assez calme. bàyyil sama doomu ndey. Tu es assez calme et Moussa nuyu nañ la. baa yaa ngi si jàmm. noo gisee lim togg. J'ai hâte de manger. Ah oui? Il a hâte de manger il dit. Il a hâte de manger. xam na ma. waaw. xam na sa mën a toog. xam na sama mën a toog du benn du ñaar. waaw il fait partie de la famille. dañu for ci weewu bëy comme niñ koy faral di waxee
que ni sa frère moo dàq togg. C'est pas frustrant. non parce que moom dafa dugg école daf ko jàng te moom moo ko gën a bëgg sax. Kader bu ñu nekkee man mën naa dem tëddi moom bu féetoo waañ bi c'est un kiff pour lui bu duggee ci waañ bi li muy njëkk a def mooy teg baafulam teg son tëj waañ bi yokk musique bi man bu defee loolu rek damay xam ne tey dinaa lekk lu neex parce que fem bu nekk dina ko génnee. ñu ngi doon wax sànq ci choix wu Moussa li tax nga choisir ko pour bernde bi nga wax ma relation bi ngeen am moom it mu seddal la ne ku mën togg nga est-ce que duñ ñam. ayca. il faut ma ñam xool lu muy joxe bëgg naa ñam xool lu muy joxe mais dama laa gis nga def lu doy waar. sànq. loo xam ne gisatuma ko xale jigéen ñi di ko def. parce que léegi bu dul four électrique di four à gaz wala micro-ondes wala yeneen nga teg sa fourneau boyal sa boyal defar boyal quoi. boyal nga xam ne daf maa tëj boyal. waaw yi pare boo dëgëree bopp doo ko mën nga boyal ba boyal bi yaa ñi macha allah. nga teg say jën lakk. waaw dawoo saxaar bi te boo kii woo macha allah. mooy indiwaat goût bi lu rek il faut muy am lien ni nokkos bi ni nga koy dëbbee ci biir gën bi c'est que gën bi ak nokkos bi dañuy am lien. dafa am lien bu ñu am. waaw melul ni mixeur loo mixé du la jox goût boo ko dëbbee ci mooy togg kii rek ak mat xam nga bokkul ak gaz. tey bu ñu la toggaloon ci matt di nga gis beneen goût bu dul gaz bi. loolu damaa yàgg war explication bi li koy expliquer pourquoi matt. togg matt gën a neex togg gaz ba tey amaguma explication bi de mais ba tàyyi ma di ko seet. waaw boo ko amee nga wax ma ko de pour xool li fi taaru lépp. ban caf ka la am. bismillah. waaw bëjëg. bëgëj la ñuy wax bëgëj. bëjëg la ñuy wax. bëgëj la ñuy wax. bëjëg la bëjëg. bëjëg. ah du bëgëj. du bëgëj de. bëjëg. ah ndeysaan waxal bëjëg. 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 mais bëgëj bay dàq nag bëgëj bay dàq. amul yàqalaat. maa nekk ci lu ma ñor nii. amul yàqalaat. waaw macha allah. comme toujours. Jean. muy naa ci dem. Kaañu añ. toujours mu la. Noxo. Kay la manqué. non kaay añ. voilà. seddul. maa ngi gis Paul suñu monteur de choix bi Paul maa ngi koy maa ngi gis nii Paul ni mu ñuy xoolee di mer en fait mais c'est pas de notre faute en fait. Paul xaj na ci de. xañ nga ci quoi bu la neexee mën nga ñëwoon. wallaahi xaj na si. comme ma bëgg mu may tegal. bëgg naa ak ay def. beneen femme génn na c'est-à-dire je sais qu'on ne parle pas la bouche pleine sauf que là je peux pas m'en empêcher. waxkat moom foog muy wax. jigéen buy lekk Sénégal dañ tàmm di ko gis muy dagg di tegal góor yi ak yooyu. waaw. jigéen 2.0 yi dañ lay wax am nga loxo. yow xaaroon ñu ne la may ma jën nga commencé dagg tegal sa invité. qualité la ci jigéen de. waaw. Xalima. am nga borom kër. yaa ngi clash nag ba 2.0 yi léegi di nga ñu gungal la lu mel ni. waaw xanaa li ma ci naqari mooy génn ma ci torop de. man ñeme ma leen. soriwul ma ko de. soriwul ma ko en plus. boo amul chance dëgg Facebook la gars yi. off nga sama question bi de ndax am nga borom kër. non aw ma. amagoo. déedéet D'accord. amaguma. ngay xaar. bu joxe sama réponse de ay yàlla yooyu noonu looy xaar. yàlla kat la ñuy delloo yëf yi. waaw mais est-ce que amul. buñ demee ba ñëw. est-ce que amul explication boo joxe yàlla nga koy delloo ndax moo la ko samp. mais est-ce que amul ñu jotoon a doxantu ñëw. bëgg soit position ñaareel. ñetteel. ni nga may gisee nii nag. ak aawoo sax. ni nga may gisee nii nag. ñemewu ma ko. ñeme woo ko. ñemewu ma wujjee.
parce que damay jàpp ne tey surtout tey avant ça amoon naa ci ay doute mais tey damay jàpp ne jigéen bu waree wujjee ak man sax tey pour moom Marème Dial lay wujjee tu vois voilà donc pour nga am ku accepter Halima day difficile parce que ñoom ñëpp ñu ngi may jàppee Marème Dial man dama demoon ba am problème parce que je commençais à perdre ma propre personne. ok nit ñi di ma oowee Marème Dial ba Halima daf ma doon réer donc à chaque fois je rappelais aux gens que je m'appelle Halima j'ai une autre vie j'ai une autre conduite beneen mind laa am beneen philosophie. et donc cette autre vie là tu préfères être jeeg ci këram et pas jigéen ci këram wala borom këram wala nu ñu ko mën a woowee mais pas deuxième wala troisième wala quatrième femme en tout cas da nga préféré nekk yow ak sa jëkkër moo la gënal disons moo la gënal. franchement tey su ma nekkoon aawa ma doon wujjee du ma métti. mais bëggoo fekk ji en fait waaw bëgguma fekk ji. man bëgg naa première position bi nga bëgg daal. waaw d'accord donc bëgg naa ñooñu noonu nga xam ne seen i première position dafa occupé mën ngeen toog ni may célibataire yi ñu ñëw. may leen ma est-ce que am na ko fi nekk. yaa ngi dugg sama vie privée. non du vie privée je veux juste savoir ndax li ngay togg nii mën nañ xalaat ne fii ak quelque temps dina am koo koy taajal mu koy enjoy ni ñu koy enjoyé nii. lépp ngi ci loxo yàlla bu ko tuddee dimanche bii mu génn dimanche prochain ma sëy bu ko tuddul nag ba fii ak 50 ans maa ngi ak moom ba fii ak 50 ans xam nga lan laa namoo yow man namu ma jëkkër ay milliards laa nam. mi ngi ñëw mi ngi ñëw. waaw bien elle arrive waaw. ay milliards xam nga. lii lañ leen di waxal nee nañ. ay milliards laa nam. nee nañ yéen neex na loolu bëgg naa. mais fu ma mënee. y a toujours dem ay vacances Dubaï ak ay kii. yéen seen liggéey moo leen permettre en fait toog di yàq yi nii. non bëgg naa ko. bëgg naa ko loolu mais grand tamit c'est que man lavage d'esprit bi ngeen di def xale yi laa dul nangu parce que émission boo dem dinañ la laaj waa kan ngay am jëkkër mooyoo kenn fëggul mooyoo li doon laaj samay projet avant nga ñëw ci projet moom la ñu jëlee est-ce que tey par exemple yow nan ngay jëlee par exemple parce que man personnellement ma koy dund waaw chaque jour nit ne la vraiment nag temps bi mi ngi dem de yaa ngi màgget de lan ngay xaar pour am jëkkër baay dàqe. nan nga may ma tontu ñooñu. nan nga koy dundee tontul ma ñooñu. man ñooñu seen temps laa mënul comprendre parce que yow temps bi ngay jël di lijjanti sama temps te yow sa temps liggéeyoo ci mooy amoo temps. waaw. loo di mel nii mayaat ma ko. non mënuma delluwaat foofu noonu. ñooñu amuñu temps. parce que bu ñu amoon temps ñu ngi koy lijjanti neneen lu ñu amee xaalis mais nga toog di ma laaj kañ laay am jëkkër. kañ laay xew mais pour lan. dama la kaa wékk. sa xew nag dina neex de yow. ah sa xew. xaw ma yooyu taajin yu baax. xaw ma dama ci bañ a sax wax parce que franchement daf may stressé bu ñu demee fenn. ça me stresse au fait. bu lekk gi neexee nii. bu lekk gi neexee dëggantaan. ba ñu yëg ko. du ñu wàññi cadeau yi. waaw comprendre. waaye dégg di la te pourtant ñaari ku di nga am de depuis sànq yaa ngi. bilaay rek am envie joxe cadeau nii. xisaan nii laay def. bëgg naa am naa fi ndox. waa am naa fi jën. waaw am fi ceeb. waaw am fi diwlin. waaw. waaw waa nouvelle vision ñëw. daan ne. jox ma dépense bu duuf. sañse bu rafet. te ànd ak takkaay bu jongoma. ak jongoma. ànd ak takkaay bu jongoma. ñëw plaque bi ne noonu. Moussa yaa gis lii. dóob. mu indi. ak blanc bi nii blanc doore bi nii dóob. ala axla. lii mooy collier bi. man nag mënuma dara ci décortiquer. ok yaa ma gën a teey. kii day ànd ak sañse bu toog. mu daal di ànd ak ay jaaro noppam. gisuloo suñu styliste styliste yi macha allah yi xeetu yére yi ñuy ñëw yaa ngi dugg Instagram di gis xale yi di sañse waaw yu rafet lañ ciy defar. macha allah daa ma jox la sa sachet. sa takkaay. waaw nekk ci. Moussa nee na. ëpp na ñun comme lii lañ dal moom mi ngi dóor. voilà. man takkuma collier. takkoo collier mais li may waaj a génnee nii dina la ñor de. dina la ñor kay. xam naa ne du ñàkk faaw ñu jox la ci sa wàll balaa ngaa dem moom.
xamante ne nii Mayana foog naa ne nit ñi ñu ngi koy commencer sax di découvrir. waa dégg naa ko bu baax. voilà muy def ay merveilles. bëri façon am na ci 3 yu différents. Mayana. ñoom it ñu ne dañoo bëgg daal po bi la mu yaaññi noonu. macha allah. ñu denc noirceur bi bañ cee dindi dara du xeesal du truc góor da koy boole ci ay utiliser produits naturels da rek. koy utiliser. xam na aloe vera bi moo nekk nii. nga xamante ni daa baax ci naaj bi. waaw xam nga ñun naaj moom la ñuy dund. waaw bii mooy gommand poussière bi foo ko fàttee gaz yeeg pour d'échappement yi si mooy gommand bi mooy raxas lépp lu lay fat ak kay bii nag moom xam naa ne exfoliant bi mooy gën a arrangé góor ñi parce que ñoom comme ci naaj beeg ci ay yu compliqué rek la ñuy yëngatu genre musaay bii moo leen di gën a arrangé mi ngi noonu su ko defee nag su ko defee nag décortiquer chaîne moom nga saabu moom ni ma ñoree su ko defee nag yaa moom bii ma daal di teg say cadeau nii comme ceeb bi daa neex ñu yegg de ëpp na neex na waxatuma dara waaw ñooñ di ñu xool yàlla ñu yàllam sa seeni xool surtout ñii nii tiim ñu nii sama équipe bu production ma profité ci remercier leen bu baax a baax parce que ci suba ba tey maa ngi ñoom a àndoon doon doxantu ba marché bu ñuy doxantoo marché def ndugg bu am solo bu am maanaa boobu dem ngeen fi marché ñëw dem nañ fi marché da ngaa tardé marché bi ba ñu jógee marché aussi ñëw Xalima def togg vraiment def yoo xamante ne nii bett nañu ndax maa ngi ko doon xaar rek muy dugal ay affaire ci ay four di taal naan taalal na gaz bi yooyu noonu mu daal di may kii delluwaat maam daal di may mbas daal di def taaj vraiment présentation bu macha allah mais aussi goût bi dara fayu ko. bëgg bi xanaa da nga ko wal. respecté ma dama kaa dëbb. dama kaa riij. riij. neex na de ah. xam nga olof bu yàgg riij. lan ngay wax sénégalais yi nga xamante ne dañu jàppoon ne ci cinéma beeg série yeeg yooyu rek ci nga yem pour tëjee ko. mais Halima yaa ko togg mais yaa koy lekk de lii tamit. yow da ngay dem kii à emporter. ngay dem waa parce que bëgg naa sa waa kër daal ñëpp lekk ci ñu xam ceeb métis. bëgg naa xale bu généreuse bëgg naa loolu ci xale bu jigéen. ñi tàmm di la suivre à travers série yi cinéma bi ak ñoom seen nga xamante ne nii xëy na personnage bi lañu xam lan nga leen di wax lan mooy différence entre Halima ak Marème Dial. waaw mooy. Marème Dial personnage la masque la c'est un personnage que je porte et que Halima est réel quoi Halima nit la bu am sentiment bu am dundu bu am éducation bu am cursus voilà mooy yow mooy man mooy ki may seetaan mooy àdduna bi yëpp. merci beaucoup. merci. ñu jaajëfal leen bu baax a baax ci teewlu bi kontaan ci ni ngeen di toppee seen émission bii di bernde mais itam ñu remercier bu baax a baax ñi nga xam ne ñooy partenaires yi ñuy accompagner ci biir émission bi le wan nañ leen ko ci bi ñuy door muy huile J'adore nekk riz royal Sénégal nekk itam ndoxu baaw naan foog naa ni moom commencé ngeen ko miin ndax saa su nekk daf ñuy gunge mais itam àndoon nañ ak waa seen ndawal ñu indi ndawal gu am solo gi nga xamante ne moom la ñu toggee yaasa métissé bu am maanaa bii nga xamante ne il faut me reprendre ko à la maison remercier bu baax a baax Youssou Touré mi nga xamante ni moo yor nouvelle vision moom it ci bijou bu rafet bi nga xam ne moom la offrir suñu invité waa savon Mayana nekk gan ñi ñu leen di wax dal leen jàmm di am yaakaar bu baax a baax de dinañ ànd ak yéen lu gën a yàgg lii muy saabu bu ama am solo boo xamante ne muy teint noir di teint clair marron ñëpp koy utiliser góor comme jigéen mag comme ndaw il suffit juste nga am 12 ans et plus muy saabu bu ama am solo remercier leen bu baax a baax mais remercier équipe technique bi nga xam ne ñoom laa àndaloon ci suba ba tey ngir mën leen a jox li nga xam ne mooy seen émission bernde Halima gis ngeen ko facette bu bees la leen wan ci lii di émission bi ñuy am yaakaar ni neexoon na leen bu baax a baax di leen wax à dans 15 jours ci beneen bernde jaajëf aussi à ma petite sœur chérie Soxna Diarra depuis Mbour nga xam ne moo ñëw tenue bi macha allah bi tàmm ma sax di abiyantu mais moom sama rakku bopp la yàlla na loxo bi gën a wér alors à dans 15 jours bye bye. Mayana Cosmetics qui était tout d'abord savon Mayana parce qu'on était dans les savons
Le premier savon que j'ai créé, donc c'est le savon anti-acné, exfoliant et clarifiant, à base d'acide de fruits et d'huile de coco. S'en est suivi le savon gommant anti-tache, donc à base aussi d'huile de coco toujours et de vitamine E. Savon Mayana aloe vera avec des extraits d'aloe vera pur et utilisation matin et soir, sans hydroquinone, sans parabènes. Donc ces 3 composants, ils vont unifier, hydrater et clarifier, donner un teint magnifique. On est sur tous les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et Facebook avec Mayana Cosmetics. WhatsApp 77 422 88 66. Suivez Mayana, vous ne serez pas déçus. boo lekkee ba suur war ngaa gërëm ñi dugg ci waañ wa tàng na